asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi gërëm presse bi yëpp ci seen teewaay woote bi li ko waral mooy li ma leen tegal ngeen déggal ko seen bopp président Macky Sall wax ko parce que ñëpp gis nañu dégg nañu muy woote ndaje di woote waxtaan bi am na benn aspect boo xam ne sax dama ko tudduma ko exprès pour ñu xool naka la ñuy séqee mbirum pétrole beeg gaz bi ak naka la ñuy def ba joyantiwaat contrat yi loolu dama ko fàtte woon léegi moom ci vidéo bi ñu leen tegal buy daté de décembre 2016 ñaari at ci gannaaw ëpp na ko parce que romb nañu décembre ñaari at ci gannaaw mu ngi doon sàkku ci COS-Petrogaz mu tëggal ko benn projet de loi bu mu war a déposer assemblée nationale pour mu may ko ndigal pour mu téq lenn ci li ñu pétrole beeg gaz bi di indi maanaam boo ko saamee ñett benn nar bi ñu beral ko ci kees boo xam ne ña fa nekk moo leen di nommer moo leen di contrôler ba noppi conseil d'administration bi ñu ubbil ko waa kër Moustapha Niasse assemblée nationale waa kër Tanor Dieng HCCT ak waa kër Aminata Tall conseil économique social et environnemental te fàttali naa leen wax ni ñooñu ñu ngi déjà ci COS-Petrogaz foofu beneen affaire la COS-Petrogaz ak Petrosen danañ ci def ay communication léegi président Macky Sall li muy sàkku kon mooy ñu jébbal assemblée benn projet de loi bu koy jox dogal pour mu téq leen ci suñu alal def ko ci kees nee na yéey da koy dencal ñooy ñëw gannaaw ëllëg comme si ñun dañu am lu ñu gaañ ba am lu ñu denc ci dëkk boo xam ne pays pauvre très endetté la dafa bëri bor alors léegi li waral loolu mooy ñoom dañu am benn plan de production dañu namoon exploiter gaz bi ak pétrole bi 2021 parce que dafa am benn gazoduc benn tuyau buy jóge Nigéria aw ci géej gi war a dem ba Espagne léegi dëkku Afrique bu mu romb day dugal benn sea line benn tuyau ak benn volumètre nattukaay ñu nattal ko la mu ca def ñu fay ko la mu ci am projet boobu moo war a pare 2021 mais puis d'évaluation bu ñu ko xasee ba bënn dafay ball bu am doole boo xam ne sax dañuy obligé taal ci kaw torche pour muy tàkk di naaw liy naaw rek mën na alimenter Sénégal li ngeen di gis noonu muy torche yooyu muy tàkk noonu ci kaw plateforme yi hydrocarbure bu ñuy lakk la pour wàññi pression bi pour mën ko transporter conditionné ko sinon joint yi day pété structure yi koy téye dafa am doole kon loolu mu ngi ball mu ngi génn léegi ñoom dañu changer plan yi parce que waa Europe ñoom Russie ñoo leen di jox gaz te Russie ñoom bëgg nañu ci suñu gaz bi te 2019 wóorul kan moo fiy toog léegi ñoom anglais yi waa British Petroleum léegi dañuy sàkk pexe bu ñu exploiter gaz bi parce que principalement bloc Saint-Louis gaz moo fa nekk li fa nekk ci gaz bu jéggi dayoo la 50 000 milliards de pieds cubes de réserve moo fa nekk léegi ñu ni 8 000 milliards yu njëkk yi mën nañu teg benn structure boo xam ne du cher ñu commencé ngacc gaz bi di ko yóbbu Europe loolu mois bii di ñëw wala bi ci topp au plus tard dana door parce que Eiffage moom la ñu joxoon marché bi pour mu construire plateforme boobu Eiffage moom lañ ko jox pour mu construire plateforme boobu loolu moo tax Macron bi mu ñëwee mu dem Ndar lu mu fa doon def français yi ñoo am marché foofu te ñoom européens lañu monopole russe bi daf leen sonal donc ñoom ñoo jàppale BP pour ñu gaawantu balaa 2019 parce que am na lu xew 2019 ñoom xam nañ ko pour mën a
contrebalancer monopole boobu léegi ci kaw loolu le Sénégal leb 1200 milliards ci ay eurobond yoo xam ni xaalis bu weex tàll la boo xam ne loolu doyu ko ñu ni léegi dañuy jël le tiers de nos revenus pétroliers def ko ci benn caisse bu ñuy wax fonds 6 bi nga xam ne ubbil nañ ko assemblée conseil économique social ak HCCT ci ay pouvoir am na pour tayle suñu alal suñu actif am na pour jaay suñu actif am na pour financer ay doomu aadama yu mu tànn yu ko neex ay projet am na pour def ay placement ci ay société am na droit jënd yeneen actif sax yu bokkul ak suñu actif et cetera et cetera et cetera ñoom mën nañu def lu leen neex te fonds 6 boobu du banque fonds la rek ci tur seen bureau yi fii la nekk du banque du dara kon seen xaalis am na fu ñu ko war a denc muy caisse des dépôts et consignation bi nga xam ne rakku président de la république moo ci frankulaay muy Aliou Sall léegi loolu le président Macky Sall bëgg layal ci projet de loi ci moom la bëgg layal ci diisoo ak opposition beeg société civile pour ñoom ñu nangu ñu dugal projet de loi boobu léegi dëkk boo xam ne yow mënoo fay étudiant bourse mënoo fay jàngalekat mënoo fay fajkat mënoo jënd gerte bi moo fi waxoon paysans yi xaar leen bu leen yàqamti Erdogan ñëw mu ni ko sama gerte gi kooku ni ko waaw dem bàyyi ko ci biir paysans yi seen affaire yàqu yow mënoo régler les services sociaux de base ay ndox mënoo ko joxe distribuer nga nekk dëkk boo xam ni bu bëri bor la pays pauvre très endetté ba noppi nga ni da ngay jël dara dugal ko ci benn caisse pour génération yi di ñëw du dëgg li tax du dëgg président ci boppam moo ko wax ci vidéo bi nee na fonds bi ñoom mën nañ di ci leb dégg ngeen ko n'est-ce pas nee na waaw mën na nekk comme si dañ ko posé waat question moom moo tontuwaat boppam waaw mën na nekk kay mën nañ di ci leb kenn laaju ko dara mu ni ñeneen sax ñoom Tanor ak ñoom Moustapha Niasse ak ñoom Amita mën nañ ci leb ñoom la seen biir parce que compte cadre daf fi amoon ci jamonoy Abdou Diouf ak Senghor BNDES lañ ko logé woon mu doon banque boo xam ne gerte mbay mi ak phosphate bi lañ fa doon def di nax paysans yi dafa dugal seen alal di ko lebalante ñoom seen biir soi-disant dañuy promouvoir ay entrepreneurs sénégalais kenn fayu ci bor ba ñu créé société nationale de recouvrement société beeg banque boobu yëpp daanu banque boobu tey moo dekkiwaat nekk banque de Dakar mi nga xam ni Aliou Sall administrateur am moom mi nga xam ni moom dañ jox ak aussi suñu caisse de dépôt et consignation loolu dafa ëpp seetaan ni parti politique yi bëggee Aly Ngouille Ndiaye démissionné bañ a nekk ministère de l'intérieur la étudiants yi bëggee Mary Teuw Aly Ngouille ak Amadou Ba démissionné bañ a nekk ministre man noonu laa bëggee Aliou Sall ñu teggi loxoom ci suñu alal parce que amul formation bi du expert financier deful haute finance deful étude économique nee na journaliste la te xëy na yéen a mës a lire lu mu bind parce que journalisme bi mu wax ni moom la am lijaasa sax ñun amuñu ci lu ñu leer gisuñu lu mu ci liggéey lu xarañ kon kooku naka lañ ko mën a joxee suñu kees ba noppi ñu ni kenn du ko contrôler direction des marchés du ko contrôler léegi moom mooy def gestion interne mu ni salaire am doyu ko daf ko bëgg a doubler comme mag ji ñu jox ko pale mu ni moom tam dafa bëgg a beneen waaw mais léegi ñun kan moo ñu fi nekkal ñoo xam ni lépp la ñu am donc loolu mooy pexe yi nga xam ni moom la ñuy nas ni ci concertation bi ñuy woote pour teg loxo ci suñu alal lebalante bi ñuy wax ñoom seen biir la parce que bu ñu tijjee conseil administration consiste dugal ci ñu ci bokkul woon assemblée nationale lan mooy yoonam ci fonds HCCT mooy lan bu ñu koy dugal ci fonds ñun am nañu ministère des collectivités éducatives collectivités locales ngeen baal ma éducateur là aussi moo tax may def lapsus
am nañu ministère des collectivités locales am nañu ay structures yu gérer suñu ay collectivités locales lu ñuy doyee HCCT ba di ko dugal ci ay fonds ñun dañ leen di dénk suñu alal kon loolu man maa ngi woo parti politique yi maa ngi woo waa société civile pour projet de loi boobu bés bu nammee jàll li mu jaraloon nit ñi pour parrainage bi bañ a jàll mu jaral leen lu ko raw pour loolu bañ a jàll donc maa ngi woo waa front bi nga xam ne Claire Vision Gindi Askan bi membre la ci di woo waa pencum askan bi nga xam ne Claire Vision Gindi Askan bi membre la ci maa ngi woo yeneen composante Sénégal yépp pour ñu def benn mobilisation boo xam ne yi ni mel la ñuy ñaxtu dès le 23 juin xaaruñu projet de loi le 23 juin incha allah dañu bëgg askan bi wane boppam askan bi wan politiciens yi ni am na ñi leen jox ndomb tànk ñu ngi laaj seen baat il faut waa Sénégal nangu li ñu moom waxuma laaj nangu laa wax foog ñu foqati li ñu moom parce que dafa nekk ci ay loxo yoo xam ne li ñuy def ak càcc la boo xam ne dañ koo maquiller parce que fii dëkk bi lan moo fi nekk ay sàcc yu jàppaate ñoo fi nekk parce que naka nga mën a jëlee alalu askan walla patrimoine u Sénégal di ko jox waa bitim réew léegi nga ni da ngay dencal génération future yi lenn ci alal mais dañ ciy leb te yow la nga xam ne mooy pétrole beeg gaz bi la ca nit njortul woon sax yow jël nga ko jaay bu yàggul parce que li xew mooy li bees mooy Total bi ñuy coow ni amoon na benn bloc Rufisque Deep Offshore 10 000 kilomètres carrés dégg ngeen ay journalistes seen ay mbokk journalistes naan loolu dafa ëpp pour ñu joxe ko bloc 10 000 kilomètres carrés président Macky Sall léegi 65 000 kilomètres carrés la joxe benn contrat mooy contrat bi benn contrat la moom ak Boun Abdallah Dionne ñoo ko signé Boun Abdallah Dionne mi doon tere ñu doon wax ni mayetuñu kenn mu wax ci pétrole bi wala ci gaz bi te du ci expert kooku tey jii taxal na boppam parce que moom moo signé en tant que ministre de l'énergie defuñu sax ministre intérimaire ministre de l'énergie moo signé contrat bii jox Total bërki Dembo Ndiaye 64 000 kilomètres carrés xam ngeen 64 000 kilomètres carrés nu mu toll région de Dakar 550 kilomètres carrés c'est-à-dire Cap Manuel ba Diamniadio ëmbaale yenn 550 kilomètres carrés 120 fois 550 kilomètres carrés mooy 65 000 kilomètres carrés 520 fois lu tolloog région de Dakar lëm maanaam suñu destu géej gi yépp la ñu jox tubaab yi ci benn contrat pour am ci 10%. ñoom ci loolu lañ leen di xaar ñu communiquer ci plutôt que nañu seetaat négocier waat contrat yi lan la ñuy négocier ci contrat yi yow nag nga mën a joxe contrat yàggul kenn yëgul kenn tinul parce que lii dañ leen obligé ñu publier ko dañu am ay obligation de publication mais seen site lañ koy publier duñ ko vulgariser léegi Claire Vision Gindi Askan bi nag moo leen koy yekkal li ñuy def ci suuf table bi yëpp ñu ñoo koy teg ci kaw léegi kii comme nii ñëpp am ko ci seen téléphone ñëpp am ko ci seen ordinateur ñëpp am ko ci seen ay WhatsApp ak mu dootul dara dootul nëbbu ça je vous le promets Claire Vision vous le promet parce que loolu mooy suñu credo donc ñoom li ñuy def ñàkk yërmande la ci askan bi parce que mënoo jël alal ji toll noonu te fayoo ci soxla askan bi pourquoi ma ne alal ji toll noonu parce que jël nañu ci eurobond yi 1200 milliards loolu xaalis bëri la banque mondiale sax daf leen ni dafa bëri xaaj bi def leen ko ci budget 2019 kon ñoom war nañu am lu ñu fayee bourse war nañu am lu ñu fayee étudiant war nañu mën a jënd gerte kon loolu mooy enjeu yi nga xam ni moo war a woote président Macky Sall moo tax Claire Vision Gindi Askan bi ne woon dana wàccoog boppam li mu ci xam te muy lu leer lu tege ci ay firnde yu leer dina ko bokk ak askan bi dina ko bokk ak classe politique bi dina ko bokk ak mouvement citoyen yi pour képp kuy wuyu ji mu xam liñ koy woo lan la pour ñépp xam ni
bërki Dembo Ndiaye dolli nañu Total ñaari bloc donte ci benn contrat lañ ko tënk suñu des ci géej gi yépp jox nañ ko tubaab bi au moment où problème mu Sénégalais yi ñun mënuñu ko régler bu dee bourse amuñu bu dee fay étudiants yi amuñu mais bu dee pour jënd benn train électrique 1200 milliards dinañu am bu dee pour jënd ay lampadaires solaires 87 milliards dinañu am suñu suuf si Diamniadio ay marocains ak ay indiens lañ ko jox pompier fii ay marocains lañ ko jox boo demee côté Fouta Richard Toll les terres agricoles le foncier agricole wallahi ñu ngi koy brader ay milliers d'hectares la ñuy jox ay doxandéem suñu patrimoine ba noppi ñu ngi bëgg a dugal benn loi buy généraliser titre foncier te suuf yooyu bés bu nekkee titre foncier day génn ci patrimoine Sénégal comme ni leneen génnee ci patrimoine Sénégal donc am na ay menaces yoo xam ne dafa laaj benn taxawaay bu avant-gardiste pour que nit ñi xam parce que nit ñi dañ leen di nëbb lu bëri ba ci classe politique bi donc ñun loolu mooy suñu mission moo taxoon ma woo leen pour ñu waxtaan ak askan bi leeralal leen li nga xam ne mu ngi raam di ñëw te li ma leen di wax nii moom ngeen di gis parce que président Macky Sall li mu nam ma def kenn du ko teree def moo tax askan bi tamit li mu ko jaral moom pour mu teg loxo suñu alal nañu ko jaral pour suñu alal bañ a tàbbi ci loxoom ak loxo ay mbokkam parce que li fi am dafa ñaaw dafa fës dafa flagrant suñu keesu dëkk mënoo ko jox sa rak mu uuf ko te amoo ci benn gêne amoo ci benn lu la ci déranger ba noppi ñu ni kenn du ko contrôler ba noppi mu ni day doubler salaire am mais ci ban dëkk la ñu nekk Khalifa Sall lan lañ ko toppee ñeneen ñi lan lañ leen toppee donc ñoom ñoo war a tiim suñu kees def lu leen neex keneen du yëngatu ba noppi ku wax ñu jàppale tëj c'est de l'abus donc jaay gi ñu jaay Total ñu leen jox 65 000 kilomètres carrés de nappe pétrolifère loolu haute trahison la bu président Macky Sall def te du ci génn ñi ci tax duñ ci génn parce que lu tënku ci ay këyit la te lu jalgati yoon la présidence defoon na fi communiqué temps yële daaw na dañu sàcc benn rapport inspection générale d'État biir présidence bu doon wax ci dossier Petro-Tim ñu def communiqué comme quoi képp ku ñu gis mu nekk en possession mu téye rapport boobu dinañ la inculper pour vol de documents estampillés secret ni képp koo xam ne exploité na ci ay extrait maanaam ay pàcc danañ la topp pour recel de documents estampillés secret yéen waa Sénégal maa leen dig ni ci ay fan yu néew dinaa leen tegal ay extrait rapport inspection générale d'État bi nga xam ne dafa tere woon président Macky Sall mu jox Petro-Tim Franck Timis agent judiciaire de l'État as soxna la bëgguma ko tudd léegi opposé wu ci transaction boobu ñu dëxëñ yépp def lu ñuy def lii lañ ci jublu woon parce que moom moo nekkoon directeur des données Petrosen xam na ni Saint-Louis li fa ne ci gaz du jeex mu fexe ba teg ci loxo man suñ ma joxoon 8 milliards caisse noire kenn laajuma ci dara man soxlawuma dërëmu Sénégal su ma ci teqee 4 milliards sax mën naa tedd chaque année kenn laajuma ci dara jox ma salaire boo xam ne 15-30 millions doo président du jënd ravitaillement du fay courant du fay chauffeur il peut pas dépenser son argent mais suñu alal yaa xayta mais nañu ci liggéeyal loolu moo tax ñu fal leen moo tax askan wi dafa war a nangu li mu moom askan wi dafa war a nangu li mu moom asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi déglu léegi seen question